22 avril 2022 Pape Djibril Fall taskatu xibaar ci groupe Futurs Médias daal di nay def déclaration wam xam le ni day bokk ci élection législative yi ñu dëgmal boobu la jamono bañeeru mouvement les serviteurs la doon waxee fukki fan ginnaaw déclaration wam nag la daal di taxawal ab coalition bi fukki mouvement ak parti politique ñoo ko ngànk bokk na ci parti politique bi di MPR de monsieur Hamidou Thiaw bokk na ci mouvement taxawu liggéeykat yi de monsieur Khadim Silla mouvement national des artisans et alliés du Sénégal bokk na ci mouvement mën naa nekk de monsieur Babacar Seye mouvement dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi de madame Walur Somb ak yeneeni mouvement waaye nag ci fàttali coalition bi di les serviteurs MPR ñenn ñu bokk ci bile coalition jot nañoo dem ay élections locales waaw bokk na ci parti politique bi di MPR bu monsieur Hamidou Thiaw bokk na ci Manko Sukkali Grand Yoff de madame Colline Bondiagri bokk na ci Diourbel d'abord de monsieur Pape Thiam bokk na ci tamit ci mouvement national des artisans et alliés du Sénégal de Kaolack dañu nekkoon ay allié wu Serigne Mboup ci élection locale yi ñu génnoon ondu nawle ñu taxaw nag ci force yi nga xamante ni coalition bi di les serviteurs MPR war nañ koo mën a am ci élection législative yi ñu dégmal bokk na ci coalition bu yees la maanaam ñi ñu bees tàq la ñoom sax nag la ñuy duppee caatu coalition bi beneen aussi bokk na ci profilu seen tête de liste bi la di Pape Djibril Fall ñu xamee que journaliste chroniqueur mu doon wax dëgg di pointer le doigt ci blessure yi nga xamante ni sénégalais yi doon nañ ko dund lu ni mel taxoon mu am benn légitimité ci kanamu sénégalais yi leneen lu nu mën a jàppe ay force am bokk na ci sénégalais yi musuñoo déggal Pape Djibril Fall coowalu mœurs wala mbirum gestion loolu nag dafay gën a tax ñu gën koo mën a wóolu leneen tamit loo xamante ni coalition les serviteurs MPR am nañ ko comme force mooy coalition bi ñu si ëpp si ñoom xamuñu leen ci géewu politique bi leneen tamit lu nu mën a jàppee seen force mooy sénégalais yu bëri yi nga xamante ni danoo nekk jamono jun toll mi-cheval entre le pouvoir et l'opposition maanaam wóolu wunu nguur gi waaye doyloo wunu opposition bi ñooñu dañuy xala rek daal di dem voter coalition les serviteurs MPR ndax dañuy jàpp ni c'est le juste milieu troisième voie la ñuy woote beneen bi nga xamante ni tamit mën nañ jàpp ni force la mooy intelligence bi nga xamante ni seen tête de liste am na ko ay bagage intellectuel parcours professionnel bi nga xamante ni def na ko benn expérience bu koy permettre mu war a mën a taxawal askan wi ci assemblée nationale ñu ñëw nag taxaw ci faiblesse su coalition les serviteurs MPR tête de liste bi di Pape Djibril Fall dafa bàyyi journalisme dem dugg ci politique bi loolu mën naa nekk faiblesse ndax sénégalais yi nopp gan ko joxoon day wute ak nopp bi neutralité amatul ci ay kàddoom soit il parle tagué vers le pouvoir ou tagué vers l'opposition yii foofu neutralité amatu fa leneen loo xamante ni jàpp nañ ni mën naa nekk faiblesse bokk na ci coalition bi di les serviteurs MPR yenn ci sénégalais jàpp nañ ni dañoo ñëw juste pour distraire li nga xamante ni moo di opposition bi te dafa am nag ñu nekk seen ginnaaw leneen loo xamante ni jàpp nañ ni faiblesse la mu nekk jeunesse su coalition bi même bu fekkee ni coalition bu yees la seen beesaay googu mën na leen indil gàllankoor ci élection yi ñu dëgmal ndax it duñu mën a am ay représentants ci bureau de vote yëpp lu mat a leeral ci coalition les serviteurs MPR bokkuñu ci nguur gi ànduñu ak le président Macky Sall ni Benno Bokk Yaakaar ànduñu ak opposition bi nga xamante ni moom lañ ci fekk maanaam bokkuñu Yewwi Askan Wi bokkuñu Wallu ànduñu ak Aar Sénégal ñoom nag nee nañ seen yoonu bopp lañu jël maanaam troisième voie bi lu waay waxadi xam ni assemblée nationale gi dafa war a soppi kanam lu nu mel nag moo tax ñu war a jël suñu xob def ko suñu kàttu li moo nekkoon li leen indi doon ci coalition bi di les serviteurs MPR di leen jox dig daje ba ëllëg ak beneen coalition Agora TV la vitrine du peuple